Tataguine Niakhar juróom-ñaari waxtu 19h jot na fa sa diwaanu Fatick la jot na fii bokk yi xibaar yi li ci gën a fës. bokk na ci lu jëm nag ci ki nga xam nag moom moo di kenn ku ci nekk bu la neexee nga tànn ka la neex ci mbër yi wooteel ko loolee di nag tontu ku mu njokkalu moom njiitalu bokk moomeel bu Médina loolee nag ñenn ci ay militant am gis ne am na ci jàngat bu wuute boog buñ ca gis ñi nga xam nag ñoo fare Khalifa Ababacar Sall bu ñenn ñi rafet loolu lu mel ñu des jàpp ne nag du doxalin wi gën ci jamono bile. ci présidentielle 2019 parti Rewmi section bu Touba ña ngay yëglu artu nañ lu jëm ci nag bépp njuuj njaaj ak sàcc bi nar a am ci jongante yi ñooñee di ay Rewmi si nag dañuy sàkku ci jëwriñ di ñu gàll wàllum kaarange ak bureau mi mooy mu daal di jéem a nag fexe ba lépp lu soxal wàllum kaarange ba mat sënk ci lii di scrutin bi mu dem ko jéem a def ngir nag fitna bañ a am. ñetteelu ayu bésu campagne dagaan bataskan wi candidat yi nag kenn ku ci nekk ak pexe ya nga nas Sonko fi mu nekk nii fësal programme mathématique ña daal di fësal ak daanaka xàll yi leer ci campagne dagaan bataskan wi mathématique ña Issa Sall ak Idrissa Seck ñoom ba tey fi mu nekk nii seen karawaane ki meeting ña ngi koy wéyal di amal. Coupe d'Afrique des Nations yi nga xam ne moom la ñuy wax moins de 20 ans Sénégal ñàkk ab trophée ci buntu ci nag janloom ak Mali ginnaaw ba nga xam ne nag ñi ngi demoon ba ci séance tiro bi daa ngeen ko am ci biir xibaar yi yeneen ci ponk mu buur ci kanam ñu faram fàcc ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bisimilah ci yatte xibaar yi 19h yi ni ñu ko waxee sànq ci njëlbel bokk na ci lu soxal présidentielle 2019 maanaam ak maandu ko Bamba Fall di njiitalu bokk moomeel bu Médina ñàkk a jàppal benn mbër loolee nag ñi nga xamante ni ñoom ay farandoor yi Khalifa Ababacar Sall ñoom nag daan nañu dëppoog boobu lépp dogal waaye ñeneen ña ci des moom jàpp nañ ne du woon lu gën ci jamono bile dafa waroon rek wax fa mu fare moom Bamba Fall ginnaaw bi nga xamante nag ñoo jàpp ne moom ak Khalifa Ababacar Sall am na lu leen lëkkale si seen biir dañ ciy teewlu Penda Barci mi nga xam nag def na ci liggéey bu yaatu. Dembo ci kii di Bamba Fall moo jël ndogalu bañ a soutenir kenn ci juróomi candidat yi war a jongante mu nekk nag ab xibaar bu ay camaradam nangu ci ab dal même bu fekkee ni sax lii ab mbetteel la bu rëy ci ñoom ñi ngi xamle ni kii di Bamba Fall ab xalifiste rek lay musa doon. mbetteel la ci ñun mais nit ku nekk xam nga da ngay suivre li la neex. Bamba socialiste la des valeurs moo nekk ci xolam te Khalifa la bëgg te tànk noonu Khalifa mi ngi bëgg dara. Bamba ci ginnaaw Khalifa la ne xalaatuma benn yoon Khalifa dem Bamba Fall dem ci Macky. jël na dogalam ñu nit jël nañu suñu dogal te dogal bi ñu jël askan wi yëpp xam nañ ko nëbbuñu ko wane nañ ko fesal nañ ko ñu ngi koy jëfee moom mooy ànd ak Idrissa Seck ci coalition Idy 2019. et bu ñu demee Médina aussi da nga gis ni askanu Médina fa ñu nekkoon démb la ñu nekk mooy ànd ak Khalifa Sall. mu nekk nag ab choix bu doyen au maire bi jàppee acte de lâcheté mu yokk ci ne kii di Bamba Fall mënoon na fësal ban camp la fas yéene bokk ba noppi assumer ay responsabilités. Pour moi c'est une haute trahison. Si maintenant. man daal li ma jàpp mooy li ñuy duppe ci nasaraan haute trahison ñu bare bari nag xamoon nañ fan la jëm. amul lenn lu dul loo xamante ni dafa war a wax clairement nit ñi xam fan la bokk moo gën daal li mu def moom. bañ a assumer ay responsabilités rek la. ñu sukkandikoo ci suñuy source mënees nañoo xalaat ni Bamba Fall dafa bañ a ñàkk lii di mairie bu Médina ci élection municipale yi ñu dëkkmal ci weerub décembre atum 2019 ndax ci bilépp localité ñi di waa PUR dañu fa fës lool lile moo waral bilépp ndogal ak lu ci munti am nag makaan si jàpp na ni lépp mun na am. bu fekkee ni mu koy waxee am na benn base politique loolu lan lay ragal jël ab position man dama jàpp ni fii ak décembre 2019 sori na lool. stratégie am déet lu ci munti am taxawu Sénégal fas yéene nañoo battre campagne pour kii di Idrissa Seck comme ni leen ko Khalifa Ababacar Sall digle ak wala ñàkkum ndimbalu kii di Bamba Fall ñoom ñi ngi am yaakaar bu rëy ni Médina dina wéy ci ay ndiglewu kii di Khalifa Ababacar Sall. ba tey ci présidentielle 2019 Penda Barci bokk na ci nag lii di coalition bu Idrissa Seck boobee di wéy di am ñuy mab bi di Mbabor dëgmaliko ña ca fekk baax ci diwaanu Touba di section boobule ñoom nag ña ngay artu nguur gi ci nag ay sàcc yoo xamante ni nar nañ ko nas ci jongante yi waral ñuy woo jëwriñ te ñu gàll biir réew mi ak wàllum amal élection yi di Aly Ngouille Ndiaye mu fexe ba aar lii di nag bi le wot ba benn peu rek musiba bañ cee am ñu teelu kii seen kàddu ca diwaanu Touba. de l'intérieur kaaraange wu Sénégal yëpp la war a say te gis nañ violence bi ni mu bëree jamono ji te ñoom ñoo koy provoqué ndax gis nañ
caravane bu jug génn di dem ñu lay kar di def ay provocation mais li ñuy wax mooy ñun coalition Idy 2019 duñ ay tàppet duñ coalition boo xamante ni ay bundaxataal dinañ leen yëngal li ñuy lancé appel mooy di alerter que ne gis nañ fii ci Touba ay nit ñoo xamante ni ñi ngi wax ci suuf que ne dañoo bëgg a yàq bureau de vote yi. parce que ñoom waa coalition Macky wala coalition Benno Bokk Yaakaar ci seen biir ay wax li ñuy wax mooy dinañu gagné wala ñu gagné loolu nag kuy dégg di nga xam li ñu bëgg a wax mooy population bi ànduñoo ak ñoom mais am na leneen lu ñu lal ci ginnaaw mais coalition bu mag bi muy coalition Idy 2019 coalition gagnante bi pare na pour lépp képp ku ñu gis nga taxaw pour bëgg a yàq dara dinañ ko jëflante ak yow. Mbabor yi ñuy nemmeeku di mbooloo mu takku ci wàllu mobilisation soxal politique bi bu président Macky Sall fës ci loolee ndax ñooñi dëgmali ci njiitu réew mi dañoo gis ne liggéey ba mu def ci réew mi moo daal seen xel wala bokk ay koppar moo leen yëkkati maanaam ñu neexal leen ngir ñu daal di sol si ni daal seqay jéego dëgmali fa lu ci mën di am Assane Mbaye suñu mbokk taskatu xibaar la xam-xamam màcc na ci wàllum politique lii la ci tontu. mobilisation bu toll noonu dafa am lu ko mën a indi lu bare. ndax sénégalais dañoo ànd ci liggéey bu muy liggéey ci boppu réew mi depuis 7 ans yi mu nekk ci nguur gi wala sénégalais dañ leen a mobiliser jox leen ay moyens ñu ñëw parce que tamit yooyu yëpp ay aspects yoo nga xamante ne tamit mënoo ko négliger parce que ci élection présidentielle campagne lañ nekk te tous les moyens sont bons pour mobiliser les sénégalais donc jàpp naa ni mën a nekk une forte adhésion mën a nekk loo nga xamante ni sénégalais yi ñoo ko bëgg a delloo njukkal ndax li mu liggéey ñu kontaan ci wala comme mën a nekk tamit ni ku ci nekk politique xam ne Sénégal muy fonctionner tey jii yow mii soo bëggoon mobiliser di nga boo amee les moyens da ngay mobiliser parce que noonu la kii quoi maintenant problème bi fan la questionnement bi war a nekk mooy ndax mobilisation boobu ñu gis nit ñi di génn di daw di saafante ak président de la République ndax dinañ ko voter foofu la problème foofu la questionnement bi nekk ndax gis nañ Abdou Diouf bi muy daanu mobilisation yi mu doon def ak yu ñu doon wane télé gis nañ Abdoulaye Wade bi muy dem mobilisation yi mu doon def ak yu ñu doon wane télé te Abdoulaye Wade bi muy dem mi ngi 34,84% presque 35% l'électorat c'est pas négligeable et je pense que quand même mën na nekk loo nga xamante ni mën na nax. comme mën na bañ a nax quoi ndax nit ñi mën nañ la topp nga ne man kat am naa mbooloo nga ne ba ci biir urne yi ñu voter ku leen neex. ma ngoog ba tey ci wàllum wat googee fan yi ci dagaan baatu askan wi fitna juddu ci ñii leen nag ku leen déglu ñoom xel mën a dal ndax nag ñii de ay ndaw la yu bokk fekk daanaka nekk ci ay parti yu wuute maanaam PUR ak bu Ousmane Sonko ak bu Pastef bu Ousmane Sonko ak bu coalition Benno Bokk Yaakaar ndaw yi leen nag dañoo joxante loxo ñoom nag mbagg ak mbagg ne jàmm rek leen tax a jóg ndax réew mi fitna yee ko fi amul benn njëriñ ndax ñëpp a ko bokk waral am ndaje la ñuy def tënku ci mouvement Ansar ngir ñaax askan wi ci jàmm nag ñu jéem ko suxat bañ ko naax saayal ndax fi dañ ko fekk ñu teewlu ci ay dem benn ñas loxo ak loxo le militant coalition Idy 2019 PUR Benno Bokk Yaakaar ak Sonko président rek daal di joxante wër mbeddu Parcelles Assainies ngir ñaawlu fitna yi nga xamante ni jot nañ ko rek daal di nemmeeku ci campagne électorale bi. te ñi ñëpp c'est pour le en fait cause bi mooy pour bien faire ku ne politique mooy par exemple pour defar sa cité fi nga dëkk nga defar ko loolu moo waral lii mais du xiiroo warul am ŋaayoo. jàmm ku ko bëgg da nga koy dox di ko wax da nga koy jikkoo ndax loolu la ñu diine islam wax. ñu booloo nag ci mouvement bi ñu dippee Ansar ndaw militant yi le nag dañoo fas yéene wëyal seen xeex bi ngir jàmm mën a am ci voté 24 février bi ñuy waajal. ci jour wi scrutin ba ne ñëpp dem voté ji en masse te nag bu mu am benn xuloo bu mu am benn xaacoo ndaxte ñun ñëpp ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay. ñun suñu teraanga gi la ñuy bañ ku ñu ko xajamalal ñuy ñaan ki toog ci réew mi ak ñeent ñi topp ci ginnaawam di xëccoog moom gaal gi seen gaal la. ñëpp génn dem voté ji en masse ku nekk voté ci la neex. ñeent coalition yi lee boole seeni doole di ñaawlu ak fexe def seen kéem kattan ba fitna du am ci élection yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ginnaaw lu ni mel sax ñoom signé nañu pacte de civisme boo xamante ni nag ñi fa teewaloon coalition yi lee fësal nañ ci seen bopp ngir rek voté yi mën a jàll ci anam gu dal ne te seen signature bokkul mooy coalition Madické 2019 mu jotul woon a teew ci boobu leen ndaje.
Aïda Mendias ñooñee tamit am na ñoo xamante ni ay ndaw lañ ñu fekk ñuy jàppal tànk njiitalu coalition Benno Bokk Yaakaar de président Macky Sall mi wàcc toogoom di ko dabawaat di dagaan baat askan wi ñoom la ñu xamle mooy fi mu nekk ni nopp nañ ngir gunge ko mu am ndam lu yaatu ci wërngal bu njëkk bi rax ca dolli proxlu nañ si seen ndaje bi ñu doon amal wërngal ci mbedd yi nekk ci Ndakaaru ngir ñi nga xam nag ñoo di ndaw yi ñu ñaax leen ñu ne coow jëli seen i carte d'identité électeurs yi ngir mën a waajal wat googule Amadou Makhtar Ndiaye. ndaw yi nga xam ni ci coalition Benno Bokk Yaakaar lañu bokk taxaw nañu temm boole seeni doole ngir benn itte rek falaat candidat bii di Macky Sall ci premier tour ñoom nag ñoo ngi def ay caravane ci mbeddi Ndakaaru yi ngir sensibiliser askan bi. maa ngi représenté ndaw yi jeune cité Comico 3 cité CPI tey ñooñu fi ñëw def campagne pour Macky Sall pour deuxième mandat ndaxte xool nañ ne dañ ko war a jox deuxième mandat pour mu eggali chantier yu mu commencé Sénégal bon tamit ñooñu ñaan tamit Sénégalais yi. ñun fii benn bopp la kenn mënu kaa xar ñaar ñun ñëpp ñu jël suñu temps yeewu xam nga 24 février incha allah ñu dem voter. si noonee ndaw yooyu nag ñooy woo seen morom yi ñu dem jëli ji seen carte électeur ngir mën a nekk lim bu takku dem voter ji. ñu dem jëli seen carte d'identité parce que tamit tey ndaw yooyu tey suñu morom lañ ñii suñuy parents lañ ñii ay rakk lañ ci ñun ñu ngi leen di woo ñu dem jëli seen carte d'identité te ñëw booloo ñoom ñëpp seen doole voter Macky Sall. teel a voté yàlla may ñu ndam. ngir am ay élection yu dal ñoom nag ñoo ngi ñaan askan bi dem ci élection yi ak seen xel ngir mu bañ a am benn fitna. li nag mooy xale yi tamit dañoo bëgg ñu def élection yoo xam ne ci jàmm la ndaxte élection du caagin ne période de campagne électorale élection bu jotee rek dañu war a xeex di xuloo di tuutee déet waxtu jàmm la war a doon ndaxte tànn njiit rek jarul xeex jarul xuloo xale yi nag ndegam ñoom ñoo ñu mën a andil message bi ñun ñii di politique ñun ñii di ay mag war nañoo dégg loolu góorgóorlu ci ba nga xam ne bu ñu voté le 24 février ci mën daan ëllëg ñu xëy liggéey yi ñëpp ne ci jàmm. ci jamono jii nag ndaw yooyu ñoo ngi xar seen tànki tubéy ngir am ndam bu yaatu ci bisub élection bi ñu dëgmal. Amadou Makhtar Ndiaye cant ngërëm ñeel la soxal na lu jëm ci at bu yeesu sunu mbokk chinois yi ñoom ñoo ñëwee nag am na ab bànqaas buy jàngale fii nekk ci daara ju kaw jooju bu Ndakaaru ñuy wax Institut Confucius ñoom nag màggal nañu at bu yees boobee waaye tamit nekkoon na lu ñu ko fësal ci seen ndaje boobee mooy diggante bu ratax bi nekk ci diggante réewu Chine ak dundu Afrique nañ ko gënee joxe cër Ante Jeeju moo ko teewoon. at bu bees si réewum Chine ñii di Institut Confucius ànd ceeg ambassade bu Chine fii ci Sénégal di ko fësal. Institut Confucius bi mu ubbeeg léegi yàggul bi mu ubbee mën nañu wax ni 2013 la ubbi mais bi mu ubbeeg léegi xayma bi jóge na ci ñaari téeméer dem ba ci junneeg lu topp te loolu li muy wone mooy sénégalais njàngum chinois ñor na leen soxal na leen lu tolloog juróom-ñaar téeméeri millions. damay wax bu baax de juróom-ñaari téeméeri millions yu ay nit Chine jëlee na leen ci ndóol teg leen ci yoonu teraanga te loolu dafa nekk modèle boo xam ni war na intéresser Sénégal parce que Sénégal ndóol am na fi comme ni ñu ko xamee Sénégal la productivité du travail am na problème fii Sénégal problème mu discipline am na fi li may lim nii nag Chine modèle la ci. ci bés boobee nag institut fas yéene ci delloo njukkal ay kàngam yuy rafetal diggante Chine ak Afrique. bi ñu koy célébrer nag dañoo tànn ay sénégalais yoo xam ne ràññeeku nañ ci rôle boobu maanaam wane nañ seen bopp wane nañ surtout seen xarala ak seen pas-pas ci jàppale ba rataxal diggante Sénégal ak Chine. li nit ñi di fàtte mooy ñoom ñoo fi njëkk a yëkkati baatu Chine ñoom ñoo fi njëkk a wane ni Chine kat li ñuy rey ci toit bi am nañ lu ko gën nañ xool li am Chine te biñ ñu fa joxoñee baaraam. bi ko Sénégal toppee yaakaar naa ni tey jii ñu ngi gis njëriñ bi parce que ku xool Institut Confucius bi ak li ñu fiy def ku xool infrastructure yi fi chinois yi di def di nga xam ni xàll bi nga xam ne moom la chinois yi xàll bu jar xàll la parce que xàll boobu mooy jëm ci koom-koom bu réew mooy jëm ci gën dindi fi ndool mooy jël fi génne indi fi indépendance économique et sociale. kenn ca ñi delloo njukkal Landing Savané di rafetlu lile dellu ci di ñaan réewum Afrique yi rek ñu roy ci Chine. ñu dem ba tey Chine. bokk ci réew yu ëpp doole ci àddina ñëpp di xool foofu kon loolu sant yàlla la ma yaakaar rek ni ñun ñii africains yi dinañ gën a xool foofu gën a tibb ci li nga xam ne def nañ ko pour ñun tamit taxaw suñu taxawaay bu rafet tekki li ñu war a tekki ci àddina te nag gëmoon naa Chine
mais dëgg neex yàlla Afrique laa bokk Afrique laa gëm ni war na taxaw taxawaay bu mu war a taxaw pour tekki lu mu war a tekki. lu ëpp junni ak lu tekk ci ay étudiants yu jàngi fële ci institut Confucius bëgg a wëyal àndub Afrique ak lii di réewum Chine institut bi la nag di woo ndaw ñi rek ci ñu jël seen matuwaay ci lépp rek lu mën a jëmale Afrique kanam. lu war a jëmale wàllum caada kanam Ante Jeju bokk na ci nag ñetteelu édition bu Soninké bi nga xam nag ñi ngi ko tuddee Soninkara Ouagadougou amee nag ci département bu Tamba région bu Tambacounda ci département bu Bakel mu nekk xew caada bu am solo boo xamante ni ñu ngi ko doon defal ci anam bu yaatu def ko ngir nekk ñoom it proxlu ci fësal ab bool njàmbat bu yàgg lool ñu koy sàkku mu am saafara maanaam seen gox boobee làqu ga mu làqu ñu lijjanti ba mu làqati ko maanaam désenclavé ko loolee nag Mouhamadou Mansour Sow lañ ciy teewlu. directeur général bu ADPME joxe nag coup d'envoi bu ñetteelu édition bu tournoi Soninkara Ouagadougou Jida lii nag di football dajale ci ngoon gile askanu ku Soninké. équipe yi ci bokk ren ñu ngi toll ci fanweer ak ñaar di 3e édition ñu ngi koy tàmbali 17 villages ñoo ci participer. ñu dem 2e édition dem ba 26 villages bokk ci ren mu yokkaat dem ba 32 villages yoo xamante ne village yu Sénégal bokk na ci village soninké sénégalais ak yoo xamante ne ci sous-région bi la ñu bokk di wane loo xamante ne Saraxule ñoo ko bokk ñu sànc tournoi bi pour boole ñi nga xamante ne ñooy communauté soninké. dem ak dikk bi ci bërëb yooyu la nga xamante ni nag askan wa fa yeewalu ci ëpp ay Soninké lañ fu mel ni Bakkal nag tey jilee dafa jafe lool bu fekkee nag tey jilee nguuru ko Sénégal jot na cee dugal ay koppar yu bare rek ngir fexe bay dem beeg dikk bi gën a yomb mu mel ni rek jafe-jafe yi dafay wéy rek di fi des. L'attente d'un désenclavement de la zone. xaar bi nga xamante ni nag ñu ngi koy xaar désenclavement maanaam fexe rek ba dem ak dikk bi ci sunu gox boobu lay gën a yomb. xaar ba moom dafay gën di yàgg rawatina lu jëm ci wàllu RN1 bi nga xam ne nag moo jógee ci Tamba jaar ci Kidira ba yegg ca Bakel loolu daal nekk na sunu jafe-jafe loolu le rek daa war a waral tey ji nag liggéey bi ñu gën koo baral ba fexe rek ba ñi nga xamante ni ñooy askan wi mën a jote seen gox ak goxaat yooyu le lu jëm nag ci wàllum RN3 bi foofu nga xamante ni nag moo jógee ca Ndioum jaar Ourossogui ba ca Kanel ba Bakel foofu moom tane na bu baax léegi tey jii rek am na samay mbokk yoo xamante ni fii lañ jógee sama kër te danoon fanaan foofu nga xamante mooy ca Bakel. D'habitude, c'est presque 16 heures qu'ils sont amenés à prendre. Stade Iba Mar Diop nag xumboon na lool askanuk Soninké ci ngoon gili ñu daje fi nag ngir fàttaliku wala sax di saafonte lépp nag ñu tënk ko ci wàllum sport ak fair play. ci wàllum tàggatu googee nga xam nag dañ ko boole woon nag xew-xewu caada ngir waxtaane ko ci diggante Soninké yi foofale nag nekkoon lu am solo waaye leneen ci xibaar mooy tàggatu goo xam nag amoon na ni ki tey si ngoon sànq ñi nga xam nag ñoom la ñuy wax les U20 ñu doon janloo ak waa Mali mu mel ne nag dañ leen a mujjee bàcc maanaam daanaka ndam boo xamante ni Mali ñu ngi ko am seen kaw ci ginnaaw bi ñu doon def ab tiro bi ci seen ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal jëm ci seen kan bi nga xam nag ñu ngi ko jogalale U20 nekk xabaar boo xam ne xëy na du neex ci mboolem kuy doomu réew bu Sénégal ndax lañ ca bëggoon mooy gën a jàll ba ci kanam a kanam ngir rek bañ a rek bu des ginnaaw ci bileeb jongante waaye nag loolee la yàlla dogal ba tey sunu gaynde yooyu di U20 nekk ay jàmbaar lool daal di mujjee lajj ci kanamu Mali ci ab tiro bu ñeel kan bi nga xam ne moo soxal U20 mu nekk loo xamante ni nag dañ ci dikkaat ci ni mu gën a yaatal suñu beneen jotaay xibaar ak image ki lu am solo ba tey ñu agsi ak yéen ci waxtu wi nga xam nag ci la ñuy sa tàbbeeg yéen ci xibaar yi soxal wàllum dagaan baatu askan wi bu nee saa lay doon.
di leen wax axlan wa soxlan ci xabaaru dagaan baatu askan wi ñu jagleel ko pàcc boobee mu mel ne nag ki nga xam nag moom moo jiite Sénégal waaye jamono ji wàcc ko toogam ngir dabuwaat ko ñu wax président sortant Macky Sall ma nga woon ci am nag ab diwaanam di Fatick région boobee la nag fàttali ko na fa lu am solo ndax foofee ci la lu bëri ci ak dudam jaax waaye tamit mu rafetlu bu baax mbooloo mi nañu génnee dalal ko tatagal ko ci diwaanu Fatick ñu dem ba ca Fatick fekk fa sunu ndaw yooyu ñu ko toppal Codé Ndiaye ak Oumar Niang. mbooloo mu takku moom moo gàttalu Macky Sall fii ci diwaanu Fatick ci ab meeting bu mu fi doon amal fii nag Macky Sall jàpp ne fii la lépp dooree waral nag muy amal ay cokki-cokki ngeen nag ànd ak militants yi delloo njukkal askanu Fatick. candidat Benno Bokk Yaakaar di ñëwaat ci bilan bi nga xamante ne nii amal na ko ci diwaanu Fatick rawatina lu jëm ci wàllu tabax tali ngeen nag désenclavé gox bi. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que la région de Fatick est devenue un carrefour. Ce qui fut jadis une difficulté, l'enclavement a complètement été résolu à travers la route Fatick-Kaolack. Que de morts, que d'accidents. Fatick-Mbour, Fatick-Diakhao, Diourbel. Fatick-Niakhar, Bambey. Fatick-Ndiosmone, Fimela, Samba Dia, Palmarin, jusqu'à Djiffer. Fatick-Foundiougne avec le pont de Foundiougne. laata muy ñëw fii ci Fatick Macky Sall jaar ci diwaanu Mbour ngir nag amal fa ab meeting fii nag lu jëm ci wàllu pêche muy napp gi ak tourisme doon nañ loo xamante ne nii soxal na lool candidat Benno Bokk Yaakaar. te jën ko ko wax da nga wax mool yi wax pêcheurs yi bu du loon yéen kon Sénégal du am ceebu jën looloo tax ma ànd ak nappkat yi ànd ak mool yi pour ñu renouveler quai de pêche yi ci Mboro ci Fass Boye ci Tëngéej Foundiougne ci Elinkine ci Kafountine Cap Skirring Niaguis Diogué Bignona Ziguinchor ak ci Ndangan Sambou may wax waa Saly danañu investir beaucoup de ressources pour la modernisation de la station balnéaire de Saly pour la propreté de Saly mais pour une nouvelle offre en matière hôtelière et surtout pour le renouvellement des investissements dans la Petite Côte. caravane Benno Bokk Yaakaar ak njiitam Macky Sall di wéyal seen tournée fépp fu ñu jaar nag mu am ay mbooloo yu takku yu leen di tatagal waral nag Macky Sall jàpp ni xelam dal na fépp fu mu jaar ci Sénégal. ba tey ci dagaan baatu askan wooye beneen mbër di Idrissa Seck moom nag daal nay tàggani ca Dagana ginnaaw ba nga xamante ni nii moom laataa muy àgg ca Ndar Géej di Saint-Louis ca bët gànnaar moom foofee la nag daan na fay rafetlu bu baax ni nga xam nag ñoom ñoo ànd ak Khalifa Ababacar Sall ci niñ ko gunge ci boobu lépp wërngël ak dagaan baatu askan yi ak it ñi nga xam nag ak njabootu libéralam lañ mu daal nay nag dëggal ne moom mile dina def kéem kàttanam bu ko yàlla tegaate ci bopp réew mi moo am liggéey bu am solo bu mu ci def foofele nag ca Dagana ki nga xam nag moo di Seck kàddu yi la ca waddal. Assalamu alaikum à la jeunesse de Dagana. Je pense que li ñu gis fii tey li muy firndeel mooy que l'ensemble des populations du Sénégal condamnent la politique désastreuse du gouvernement sortant. Bilan bi mu fi def benn bilan rekk la mooy ku mu ragal daal xam ne adversaire politique am nga jéem na la sàkkal pexe
mooy la bonne gouvernance. Merci beaucoup. ginnaaw ca Dagana googee mu jàpp ne victoire bi dagan na fa ca Ndar géej la mujjee àggandi foofee nag dalal nañ ko fa ka fa nekkoon njiitalu bokk moomeel bi di Cheikh Bamba Dièye gis ne day li gën a dagan mooy ëllëgu réew mi teg ci loxoom ndax gis nañ nag mooy ki ñu yittewoo maanaam l'homme de la situation buñ ko méngaleeg candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ba mu jàpp ne ak yore na moom boo nee tamit boo moytul da nga àgg ca mbay ñu tellu Cheikh Bamba Dièye. suñu problème yëpp mooy suñu cosaan suñu géej gi suñuy jafe-jafe te loolee lépp ñi ma nekk ak loolee am na ci xalaat. fayda yow leen nag de ràññee njëriñu Sénégal man Cheikh Bamba Dièye maa wax ne njëriñu Sénégal mi ngi ci loxo Idriss lii yëpp Sénégal mi ngi ci loxo Idriss Seck Ablaye Dièye dafay nekk nit koo xamee ni day doon xam-xam bu wér-wér si diine am xam-xam bu wér-wér si tubaab bu waxee ak sëriñ bu ko nee xaala Allahu mu ne ko xaala tubaab lu mu ko làkk mu tontu ko si waaye yéen Sénégal ndax di ngeen di jaawale kilifa gu mel noonu ak jullit boo xamee ni sàggan naa sàggan ba xamatul lan mooy salaatul faatiha. Mangok ba tey beneen mbër di Maître Madické Niang moom la waka boobale nag fësal na bilangum daanaka li mu jot a amal ci dagaan baatu askan wi mu jàpp ne nag daal ñaari ay bés yooyu ñu jeexal fësal na ne nag ñoom ñii de daal am na xel mu dal ci li nga xam te moom moo di ab ndam bu yaatu ci li nga xam te moom moo di rek jongante ñu dëgmal ginnaaw bi mu wërngalee daanaka ci xolu xew bu Sénégal Maître Madické Niang ay kàddoom nag ki nga xam ne moo di Oumar Danso ak kii di Mamadou Diop Ba ñoo ko taataan. dama waxoon sama conseil ni leen bëgguma tàmbali dëkk yu mag yi damay dem dëkk yu sori bind naa programme génne naa ko su ma demee déglu population yi am na ñu ma jotoon déglu lu jiitu may génne sama programme waaye su ma demee ci campagne ma jot leen déglu seet lan mooy seen soxla lan mooy seen bëgg-bëgg lan mooy taxawaayu président ci ñoom foofu yëpp dem naa fa wër naa Fuuta dem naa Tambacounda dem naa si Kédougou dem naa Casamance su ma xee Casamance mooy Sédhiou Kolda Ziguinchor ba pare nag may soog a ñëw Koupentoune ñëw Kaffrine ñëw Mbirkilaan ñëw dëkk yu bëri wër naa fépp ndax Sénégal yee ma ñor man Sénégal moo ma tax jóg te Sénégal ku mu ñor ak ku mu tax jóg il faut que sénégalais yi nga seet lan mooy seen bëgg-bëgg nga bëgg saafara nit ñi dañu mar nañu ndox nit ñi soxla nañu courant parce que lëndëm gi lañu bëgg dindi nit ñi xiif nañu nit ñi fexe nañu ba nu am ay jumtukaay xale yi foog nga wutal leen liggéey jigéen ñi foog nga jàppale leen lii mooy problème mu Sénégal te loolu yëpp sama projet de société loolu saytu naa ko si nan laa ko saytoo mooy dama jël jigéen ñi ndaw ñu jox leen cër bu am solo nan laa ko saytoo mooy damay seet dëkk yi nga xam ni tey dañu am retard de développement nga fexe ba dëkk yu mel noonu lanu ñàkkoon yëpp mu am fa nga leen di jox at mu nekk 1 milliard 5 foo koy jëlee am na tey ay institution yoo xam ni amu fi njariñ dañ ko fi créer rek pour que mu neexal ay ñu mu àndal lu mel ne ay conseil économique social et environnemental lu mel ne au conseil des collectivités territoriales commission du dialogue des territoires yooyu yëpp xaalis bu am solo nga fay jëlee nga delloo ko askan wi.
beneen mbër di bu rek Sonko président coalition boobule di Ousmane Sonko njiitalu Pastef moom tamit daanaka fësal na bu baax ñàll yi nga xam ne daal bëgg na faa jëmale askan wi ñuy wax projet de société bokk na ci tamit la mu gis ne dana ci gën a indi ñoŋ-ñoŋ maanaam bërëbu njàng meek njàngale mi yi nga xam ne dafa nagamoon ay grève yu tagga témbe mais na mbàccum gerte loolee mu gis ne tey te dina soxal wàllum soxna yi seen congé de maternité bi mu àggale ko ba ci juróom benn weer ak it fexe ba lépp lu soxal li nga xam te moom moo di askan wi ñenn ci ñoom ñuy wax way lompañ di nag ñi dundee ak doomu jàngoroy laago mu gën leen nag daanaka jàpp leen li nga xam te moo di seen jafe-jafe mu taawu ko ñu teewlu Ousmane Sonko. li jëm ci ndaw ñi gis nañ ni coono gi bëri na gis nañ ni njàmbat gi bëri na formation professionnelle nga xam ne mooy permettre ñu lënkale li ñu soxla ci wàllu liggéey ak li ñuy jàngal xale yi parce que gis nañ dañuy jàngal xale yi lu ne. waaye bu ñu génnee war a dem entreprise amuñu formation bi bëgg nañ lënkale yooyu ba nga xam ne monde du travail bi les entreprises rawatina PME PMI dinañu bokk ci ni ñuy élaborer programme yi mën a ànd ak nit ñi wala université yi ak centre de formation yi définir lan mooy seen besoin ñoom ba nga xam ne xale yi ñuy former bu ñu génnee dinañu mën a liggéey. ndax Sénégal dañ koo boole ci réew yu gën a ndóol ci àdduna waaye gis nañ ni jigéen ñi ñoo gën a subir injustice yi ci wàllu suuf si surtout ci àll bi. gis nañ ñoo gën a subir injustice ci agression yi nga xam ne mooy ñu leen di siif di leen maltraité ak yeneen ñu ne yooyu nag bu ngeen ñu wóoloo ba dénk réew mi ba dénk ñu réew mi dinañ ci jël ay matuwaay bu ci njëkk mooy stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres dinañ ko évaluer moderniser ko waaye surtout dinañ ko appliquer ñaareel bi mooy dinañu fexe ba fépp am ay crèche moderne ba jigéen bu yàlla may mu mucc mën a boole liggéeyam ak dénkaane doomam fu ko jege crèche yooyu nag day ànd ak ay pédiatres yuy suivre xale yi pour que jigéen ñi mun a liggéey ci xel mu dal ñetteel bi mooy bëgg nañu yokk congé maternité bi ndax gis nañ ni jigéen bu mucc day am problème yu bëri xelam du dal ma nga bàyyi doom ci kër ga xamul ci yan loxo la ko bàyyi xale bi du nàmp lu doy te xam nañ ni allaitement maternel njëriñ gu mu am ci xale ñu ne kon dinañ yokk congé maternité bi yóbbu ko à 6 mois ñetteel bi nag mooy mag ñi ak ñi nga xam ne waaye laago yi lañ ñu gis ni ñoom it am nañu problème bu rëy ci Sénégal liñ leen bëggal bu ci njëkk mooy solidarité bi nga xam ne mooy suñu socle social ñun Sénégal solidarité la ñu xam ci diine yu ñu gëm gis nañ lu mel ni asaka gis nañ lu mel ni saraxe loolu lépp di woon ay moyens yoo xam ne pour perpétuer la solidarité la ñu def ko ay valeur di ko jàngal xale yi ci def ko instruction civique mu doon valeur sociale ñaareel bi mooy dinañu fexe ba am application loi d'orientation sociale bi nga xam ne am na Sénégal ba noppi te baax na waaye texte d'application yi la ñu jëlagul ba léegi ñetteel bi mooy bëgg nañu ñii nga xam ne ñooy waaye laago yi seen droit politique parce que gis nañu léeg-léeg dañ leen di néewal ci wàllu politique ñu mun koo exercer comme ñëpp bëgg nañ tamit ñoom ñu mën a di déplacer wu facilement gis nañ ni suñuy bâtiment yi ñuy tabax suñu immeuble yi suñu trottoir yi sóoraale wuñu leen si ba dañuy am jafe-jafe yu métti bëgg nañ